waaw ñoo ngi rafetlu di wax ne campagne bi comme niñ ko waxee rek toujours campagne bala moo am ñu ne prix fixation des prix nag CNA moo koy def CNA moo ëmb kuréel yi fa nekk état daf fa nekk organisation paysanne ak opérateurs yeeg filière yëpp la ëmb daal ñu waxtaan ci ba trouver benn consensus ci prix bi ñu fixé prix bi 210 daal di koy jébbal état daal di après conseil des ministres wala kii conseil interministériel ci la ñu accordé prix boobu daal di koy annoncé publiquement fixé nag date bi daal di ne telle date la ñuy tàmbali commercialisation bi ñu fixé woon ko pour le 3 décembre mais nag campagne bi tëddee ñaari tànk parce que ba ñett sax benn bu njëkk bi dañuy wax ne ñun prix bi pour ñun dañ koy reconduire rek parce que 2012 ba léegi 210 waaw war nañ saytu nan lañ war a def ba fixer prix waaw parce que hectare bi baykat bi di emblavé yan coono la ciy daj ak lan la koy revenir ba lan la prix de revient bi ba pare ñuy doog a fixer prix mais mënoo jël baykat boo xam ne si ne tey dafa emblavé amul lu dul ñetti weer wala ñeenti weer ci at mi emblavé benn hectare bu ci benn hectare bu koy ji dana ci def 75 ou 80 kilos kemb def ci ñetti saaku engrais def ci granox war ko travailler pendant du tolloog ñetti weer ba récolter ko boo ko xayma woon tey gerte gi li muy jar ak granox beeg yëpp dana dem ay 80 et quelques mille waaw loolu nag boo xaymaa baykat bi quand même war na am salaire bi lu may tuddee salaire mooy maanaam tey buy bay nan la li muy war a dundee at la muy fay pour emblaver hectare bi xam naa lu mu bon baykat bi xanaa dana am 75 000 francs par ñetti weer yi loolu 222 000 la boo jëlee 80 000 dolli ko ca xanaa presque loolu du 300 000 tey bu béyee hectare bi rendement bi lu mu bëri mënut a passé une tonne boo ko jaayee 210 000 te tey moom def na presque li mu charge yi mu ko emblaver dem na presque 300 000 nga fixeel ko 210 francs bu jaayee ngooñ ma 100 sacs mu am ko ci benn hectare ngooñ jaayee ko 1500 loolu 150 000 la fekk si 210 000 ñaata la loolu boo ca dindee lam ca fare daanaka lu ca dese dara du mat fanweeri du mat fukki junni mu toogaat juróom-ñeenti weer di xaar déwén loolu kon donc war nañ ko seetaat bu baax du ma ne yées na du ma ne baax na mais yaakaar naa ne li ñu war a saytuwaat bi mooy que nañ fexe ba béykat gis ci boppam nan la ci gis ci boppam nañ ci indi ay jiw yu mucc ayib yoo xam ne si ne dana tax mu am ay rendement yu baax parce que comme ni ma koy waxee rek tey 28 bii ñuy créé nga xam ne ci zone yi nga xam ne si ne zone yu bëri ndox yi la mu fa lañ ko war a béy kooku ñu ngi ko créé en 1928 55 437 bii nga xam ne si ne zone bi nga xam ne bëriwul ndox la kooku ñu ngi ko créé en 1955 73 33 bi nga xam ne moom la ñuy béy nag ci suñu diwaan bi nga xam ne si ne bëggul ndox mu bëri bañu ndox mu néew kooku ñu ngi ko créé en 1973 mu nekk ay jiw yoo xam ne si ne dafay yàgg nekk ci réew mi ñu war ko defaraat ba nga xam ne si ne béykat bi dana ci am rendement au moins 3 tonnes à l'hectare tey boo amoon 3 tonnes à l'hectare boo jaayee li ngay pen bi ngay daj ci benn hectare pour am ci 1 tonne war nga mën a daj pen boobu am ci 3 tonnes boo jaayoon tonne bi 150 000 ñetti tonnes yi day def 450 000 kon donc problème bi yëpp foofu la jógee tey boo demoon Mali di fa jënd mboq mën nga jënd mboq fi kilo 75 ba 80 baykatu Sénégal bi mënu la jaay moins de 150 francs kon donc yooyu yëpp daf ci kii ñu dem ba ci biir fixer prix bi joxe datu campagne am ay étrangers yu ñëw nag commencé jënd depuis mois d'octobre. justement loolu mooy indi jafe-jafe sax ci doon nit ñaa ngi yóbbu ku si nekk. voilà wane ne daal étrangers yi ñoom ne sont pas les bienvenus surtout chinois yi. situation boobu ak campagne bi de manière générale Kaolack est-ce que tiitoo ci. waaw tiit nañ ci pour lan tiit nañ ci parce que étrangers yi kenn bañu leen sax mais nañ ko organiser parce que dañ am ay huiliers local ay industries locales yi fi ne. yoo xam ne si ne dañuy war di jënd gerte. industrie yi nag ku mel ne Sonacos a ngi fi mu nekk loo xam ne si ne doomu réew mee ko moom am ay privé yu fi nekk dañuy féliciter encore lu mel ne waaw West Africa Oil Copéol nag moom man mosuma déggoo ak ñoom waaw parce que ni ñuy def c'est
pire de la dictature la ñuy def Copéol musuma déggoo ak ñoom te damay lancer waat appel benn opérateur bu ñu leen yóbbul benn doomu gerte parce que tamit ñoom ni ñuy liggéeyee kenn xamul ban façon liggéey leen parce que dañu bëgg a bénéficier wu ci subvention wu état di ràññale ñi ñu war a liggéey kon ñooñu lañ doon ràññale nañ continuer ñu doon ràññale di liggéey may woo opérateurs yi lu mel ne Sonacos nañ fexe ba dajaloo yóbbu leen suñu gerte wala lu mel ne West Africa Oil kon donc bu ñu ñëwee ba nga xam ne si ne tey waxuma la huiliers yi lu ñu am mais semence bi sax dafa menacé fi nekk nii parce que waxuma la jënd gerte mais étranger yi naaf sax ñu ngi koy jënd naaf dañuy fekk ca baykat bi ca àll ba mu naaf ba pare ñu waxanteeg moom ne ko boo bàccee ba pare jënd nañ naaf yi waxanteeg ñoom ci loolu kon donc ñun ñuy contractualiser ak baykat yi suñu producteur di leen jox jiw di leen jox engrais donc buñ fekkee ne dem nañ ba ñoom maanaam 210 yooyu ñu état wax gis nañ ñu leen offrir lu gën loolu muy 250 wala 260 te ñoom dañuy dem des fois jaay ba pare ñu rembourser espèce kon donc étranger bi moom xàmmeewul bi jëm ci usine bi xàmmeewul bi jëm ci bi war a dem jiw xàmmeewul R1 bi xàmmeewul R2 bi xàmmeewul base bi moom la gerte gi baax rek lay jël yóbbu ko te fi mu ne nii boo demee ci suñ seko yi ñun béykat bi lu mu ñu indil ñu jël bu indee bu baax ñu jël bu indee bu yemamaay ñu jël bu indee bu indee gerte ñu jël ko duñ ko ràññee duñ ci def ràññee étranger bi nag day ràññee gerte gu baax lay jël yóbbu ko kon donc waxuma la huiliers yi fi mu nekk nii fi may wax ak yow ni Sonacos boo demoon période bi waroon na am 20 000 tonnes amul 500 tonnes non seulement suñu jiw bi dafa industrie am nañ problème mais suñu jiw bi moo nar a am problème parce que bu état jëlu ay matuwaayam lépp dañ ci tiit bu baax boo moytul gerte gent bu ñu continuer ci lancé bi gerte day gent ci réew mi parce que amoon na fi jamono tolloon nañ fi temps yoo xam ne si temps yooyu groupe Advance ñoo fi nekkoon suñu woor mais ñun on est des patriotes jóge nañ fi dem ba Burkina Faso au niveau de Bobo Dioulasso dem nañ ba Ghana Tamale pour wuti gerte pour mu ñëw fi at nos propres moyens ba groupe Advance temps yooyu directeur général bi Correa moo fi nekk Denis Correa moo fi nekkoon comme directeur ñoo jël suñ propre initiative dem Ghana dem Burkina Faso pour rien que suñu industrie bi am gerte frais yi ñu def yëpp kaa ñoom ñooñu ko mujj ñu ñoo ko jël en personne mais dañoo ñëw ñu xam ne ñun ñu ngi liggéey ñu remboursé ñu frais yooyu te teewul doon nañ am gerte ci période boobu temps yu dafa dañ nekkoon ay difficulté loolu nag dafa nar a gën a pire que période boobu fi nekk ni bu ñu arrêté wul lii kon donc ñu ngi alarmer état di alarmer sénégalais yëpp ne nañ ci jël ay matuwaay exportation baax na waaye bu ñu jël suñ main d'œuvre exporté ko nañ favoriser suñ industrie locale yi bañ am seen quota épargne jiwu bi li ci des ñu exporté. léegi ñi wax naan opérateur yi ci seen bopp ci boppam ñoom ñoo nar a rey huiliers yi parce que ñoom ñooy jënd gerte gi ba pare di ko jaayaat chinois yi loolu moom ñoo ko gisee. waaw xam nga ñun nous sommes des opérateurs yoo xam ne si ne formalisé opérateurs yi dañ leen di agréé il y a 1200 points au niveau du Sénégal au niveau de la région de Kaolack 447 points de collecte ñoo fi ne dañ lay agréé nga dem ci point de collecte Sénégal nag dafa bindoo loo xam ne si ne maanaam buñ ngee déggee xaalis rek dégg ne métier mi ngi dox ñëpp dugg ci mu ci transport beeg mu ci ba ci watum karaw sax bopp buñ déggee ku dégg ne dox na rek ñëpp dugg ci mais ñun en tant que opérateur nekk opérateur di commercialiser nekk ay opérateurs yoo dañuy def ay jiw di semence yaakaar naa ne amu ci benn opérateur bu joxagum gerte benn doomu gerte ab chinois ci sama jàngat ñu am na ci nag ñoo xam ne ñu ngi ci biir ay baana lañ ñoom lu leen neex la ñuy def dañuy jënd gerte ñoom lañ am dara rek ci base boobu la ñuy dundee mais boo demee ci opérateurs yi nga xam ne sont formalisés nekk ci suñ kuréel bi ku ci nekk yaa ngi sa point de collecte toog di jënd gerte te boo demoon ci sumay point nga gis ko boo demoon ci point Baye Dieng wala yeneen opérateur loolu nga fay gis mais nag am na ci ñoo xam ne ñu ngi jënd gerte di ko jox effectivement étranger yi parce que étranger yooyu ñëw dañuy tafu ci ginnaaw ay sénégalais la ñuy taxaw amuñ droit sax jóge fi ñu nekk
dañoo war a toog ci ay centre de réception loolu mooy format bi dañu war a toog ci ay centre ñu indi leen gerte gi mais waruñoo dem sax ci biir yow boo demoon Chine mënoo fa jënd lu dul caaf mënoo ko fa paase li ñuy def fii ñoom mu ñeme woo ko def seen réew kon donc nañ fexe ba li nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp ay subvention dugg ci muy alalu sénégalais yépp parce que boo demee ci jiw bi dañ koy subventionné nga dem ci engrais bi dañ koy subventionné nga dem ci matériel agricole bi dañ koy yow mi béyul sax sa xaalis dañ ci biir kon donc waruñoo bàyyi étranger bi ñëw bàyyi ba lépp pare mu ñëw jël li ci gën a baax yóbbu ko en revanche sax même bu doon jël sax di yóbbu sax dafa am un taxe bu mu war a bàyyi parce que li muy jël di ko yóbbu xaalis sénégalais yi la kon am na un taxe boo xam ne dañ ko fi bàyyi amoon na taxe à l'exportation buñ créé woon muy 40 francs di 40 000 francs à la tonne loolu damay demander état pour ñu reconduire ko defaraat filière bi organiser ko ba nga xam ne si ne étranger yi danañ ci gis seen bopp huiliers yi ci gis ci seen bopp ñu épargner li nga xam ne si ne mooy jiw bi nga xam ne si ne moo nekk ci réew mi. li ñu ci jaaxal mooy baykat yi ñoom dañu jàpp ne daal ñoom ñoo ci gën a maillon bi gën a faible ci seen bi kenn joxu leen ci cër wax nga sànq 210 ñoom ñu ne daal tool yi dañoo bëgg doon ay riche comme parce que beneen dëkk yi dañu gis ne baykat yi ñoo fa gën a am xaalis ak yooyu ba tax ñoom dañuy jënd rek xalaatuñ les conséquences de demain. waaw c'est-à-dire baykat bi loolu laay wax xam nga dama la ko wax suma ci début bi nee naa la baykat bi dañ ko war a mettre à l'aise parce que mettre à l'aise bi mooy lan mooy fexe ba di ko accompagner muy am subvention boobu fexe ba muy àgg ci moom fexe ba nga bu bayee rendement bi baax na da ngay am jiw de qualité am jiw boo xam ne si ne boo ko jiyee da nga am rendement au moins 3 tonnes à l'hectare loolu laa wax bu ko defee da nga mun a compétir au niveau de la sous-région même au niveau international mais boo jiyee benn hectare mënoo cee passer 1 tonne kële dem di ji benn hectare di ca am ay 3 tonnes 4 tonnes mënoo bokk ak moom loolu nag état la ñuy ñaax pour mu dem ci service compétent yi muy lu mel ne ISRA ba fexe dooleel ISRA mu def ay recherche yoo xam ne non seulement danañ am ay rendement yu baax mais dana am cycle boo xam ne cycle bu court la parce que gerte gi tey am na ci gerte yoo xam ne 4 mois la ñuy ñor te ku ne xam ne taw bi ni mu bindoo daanaka stabletul daanaka boo 2 mois boo ko amee de pluie rek sa réew daanaka mun nañu wax ne naat na kon donc dañu war a saytuwaat cycle yu court nga xam ne ay 60 jours moins de 60 jours wala 70 jours nga xam ne gerte gi dana ñor ba pare bu ñoree dana am rendement bu baax baykat bi mun a jaay ay prix yoo xam ne prix cours mondial la nee nañ gerte gi prix cours mondial bi 150 la 155 tey prix cours mondial état mën na ci bañ a subventionné la muy subventionné na ko yóbbu ci ISRA mu def ay recherche yoo xam ne si ne baykat bi bu béyee dana am rendement 3 tonnes mun a jaay 150 am ci bu baax gis ci boppam ba pare am ci ngooñam ak léppam bu ko defee baykat bi mun a gis boppam bu baax ñu accompagner ko politique de l'eau ba nga xam ne baykat bi du doon béy 3 mois rek bu jigee ci gerte gi mun a defi horticulture bay soble bay ñambi bay leneen loo xam ne si ne vraiment dana tax 12 mois sur 12 mois dana mën di liggéey mais baykat boo xam ne si ne day béy pendant 3 mois wala 4 mois xaaraat déwén tëddaat 9 mois de chômage wala 8 mois de chômage loolu lu doy waar la loolu te état yaakaar naa ne war na gën a ñaax service compétent yi ba nga xam ne si ne loolu danañ ko mën a def ba nga xam ne si ne réew mi dana naat mu dem ca kanam. monsieur Goumbala lu ñuy jaaxal situation bi yëpp mooy daaw bi fi gerte gi desee président bi fi ñëwee dafa ne woon moom boo moytuwul dina woowaat chinois yi ñu ñëwaat parce que am na benn instant ñoom demoon nañ ñëwaat est-ce que bu discours yooyu moo tax davantage gars yi gën a am fit ñëwaat ci terrain bi ba nangoo dem di fekk ci baykat yi si dëkk yi di jënd gerte gi à des coûts yoo xam ne élevés. non loolu moom je pense que ne xëy na information bi dafa des wala man li ma xam te nekk ko ci terrain bi jàpp ko gis ko mooy que ne dañoo sollicité woon les étrangers parce que dañ ko privatiser woon gerte gi bi ñu ko privatiser groupe Advance nanguwul def ay effort pour jënd gerte gi yàlla def président de la république ñëw au pouvoir mu am ay jafe-jafe béykat yi am ay jafe-jafe pour jaay seen gerte looloo taxoon ñu indi les étrangers boobu temps c'était aux mains des privés ku ne xam ne Jaber moo ko yoroon y avait des problèmes xam nga il fallait que état def ay effort pour jëlaat ko diggante boobu nag
ci lañ favoriser woon pour étrangers yi ñëw jënd gerte baykat yi parce que il fallait que ñu trouver une solution alternative donc c'est comme ça s'est passé yàlla def état bi mu koy jël groupe Atlantique ku ne dégg na li mu jëndee woon Sonacos 6 milliards ba mu fii ba muy dem bàyyi fi ardoise 54 milliards mu métti Sénégalais tout un Sénégalais yàlla def état nag mi ngi def ay effort mais doyul na dolli mais chinois yi moom ku ne xam ne ne étranger yi toujours li ñuy wax man moom laa mus di wax musuñoo jaay gerte ba gerte gi lamb fii musta am ñoom dañuy jënd buñ jëndee ba toll ci benn période di yóbbu ba toll ci benn période dañuy bloqué buñ tollee ba mois de mai juin dañuy bloqué dañuy arrêté bloqué exportation bi lu ko waral parce que dañu war a joxe jiw dañuy protéger jiw pour jiw bañ a génn ci période boobu mois de mai juin juillet ci la ñuy bloqué après état day wootewaat ubbi bu ubbee ñoom ñu dese woon lu ñu war a exporter ñu exporter c'est comme ça se passe daaw je crois ils ont exporté 400 000 tonnes 400 sur ces 400 000 tonnes rek déjà bu ñu fayoon taxe à l'exportation bi imaginel ñaata milliards la war a doon mu doon 16 milliards ñu waroon ko delloowaat na ci secteur mbay mi te loolu tamit ñi ci gën a ñaax état di ko wax ne da nga ko daf ko suspendre woon rek na ko indiwaat ko. à travers yow sa liggéey seen structure bi seen taxawaay jamono ji ci terrain bi. suñ taxawaay mooy toujours ñun taxawaayu patriote la ñuy taxaw parce que taxawaayu sénégalais ñun ñu ngi toujours ci filière bi formaliser nekk ci point de collecte yi financer suñu point de collecte avec nos propres moyens dem ci banques yi lever ay fonds ba nga xam ne si ne danañ mën a am ay financement suñu point di jënd nag prix bi nga xam ne moom la état wax. muy 210 mais ñi ngi am à compte-gouttes mais saa yu ñu toogee nag ba état toogaat waxtaan daal ne lii at lii ñu état d'accord at au niveau national ba ñu waxtaan ba d'accord ci rek ci loolu la ñuy taxaw ñun